rajim bismillahir rahmanir rahim yéen mbokk internet yi ñuy suivre ci Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen bu baax a baax tout droit tey Joal Fadiouth tout droit avec le grand champion Franc Émile François Gomis Ndiago Orbian moom lañ toogal tey fas yéene waxtaan ci làmb mais waxtaan ci làmbi Franc li ci gën a bees di combat bi mook Sokh mu war cee revenir wax ni mu waajalee combat bi ni mu bëree ak Sokh mais bi mu daanee Sokh fan la jëm mais nag mënuñ wax ci li bees ci làmbi Franc te waxuñ keroog bi mu ñëwee fi nga xamante ne moom mooy Iba Mar Diop mbapat làmb simple daanu fa final Serigne Ndiaye numéro 2 daan ko Franc dinañu wax li sabab lu tax mu bëre dimanche ba ca toppaat rek mu ñëw Iba Mar ci lit simple jël bi aussi ni mu ko def ak yooyu noonu ak nan la bëree final bi mook Serigne Ndiaye mais nañ waxtaan aussi ci Franc lambam fi mu ko commencé ba fi mu yegg si fii Franc bi mu ñëwee Joal jàng si bëree fi mu commencé ci mbapat bi ak fi mu yegg nii tey mais laataa loolu dañu koy nuyu bàyyi mu nuyoo ñi koy seetaan ak ñi koy bëggee mbër siyaar nañ la. Lamyn TV. ñu ngi lay delloo ziar baax a baax di la bëggee aussi way di ziar mbokk internet yëpp xam nga di ziar ñu fekk fii muy waa Joal ak waa Métis suñu grand Fan Ndiaye moom ko xam nga di koy ziar baax a baax di ko ñaanal jàmm aussi Abou Diame xam nga ak ñoom Edouard Dimle ñoom Diab ñoom Gabu xam nga ak ñoom Etienne gars yi ne fi yëpp daal ñu ngi leen di bëggee di leen ziar baax a baax waaw di nuyu waa parcelle 1 ba 26 xam nga suñu dëkk waaw mooy parcelle xam nga dëkk bu neex bi yaa ma gën a xam nga ak Joal Fadiouth di nuyu sama gars yi fi nekk yëpp waaw di leen bëggee quoi. di nuyu Zak Ndiaye. Zak. waaw kooku kii la rek policier dolli la quoi. asa kon mi ngi noonu comme ni mu ko waxee ñu ngi fii ci Métis Joal Fadiouth ak si Zedewon ñëw gars yi yaatal ñu muy benn bërëb bu bakkane voilà am salle de fête ku am organisation bu mu mun di doon programme bu mu mun di doon boo ñëwee xawaare soirée wala leneen mun nga ko fay organiser mais également fii pied dans l'eau la géej gaa ngi nii tout près am na ay chambre yu fi nekk ay chambre climatisée yoo xam ne dañ koy louer voilà comme fu waay jóge mun nga ñëw passer sa week-end fii nii wala sa fête bu mu mun a doon ñëw xappi dundu aljana daal di demaat numéro bi Métis excusez donc dañ leen ko bàyyi ci suuf vidéo bi comme waaw ku soxla nga woote foofu mbër léegi ñu ñëw ci sa combat sa diggante ak Sokh combat bi noo ko waajalee. waaw combat bi ça va mooy ni ma doon waajee rek noonu laa ko waajee xam nga. demoon voyager demoon Belgique sama grand xalifa Sankare Séri Maam Kumba Baye Adja ak Ami maa ngi koy nuyu baax a baax di nuyu sama benn copain bu ne foofu mu xam mu la andi entraînement muy Moustapha xam nga di ko ñaanal yàlla na ko yàlla def champion bu mag. di nuyu waa Mos bu baax a baax fi ma nekkoon mooy Belgique. si tamit demaat ba France di nuyu waa sama gars yi fa nekk ñoom ñëpp xam nga waa Paris. sama trondo xam nga moom xam na njaafu mag bi maa ngi lay béggee bu baax ak Korsu Jabon ñoom Mohamed Si Boy Pula Issa Sango Badou Zaki gars yi fa nekk yëpp di nuyu sama sœur bi fa nekk aussi tamit Séri Zak di nuyu Zak tam jëm boppam waaw di nuyu ñëpp sama am di jàmb yëpp waaw. mais entraînement yi foofu ca Belgique nu mu doon demee waaw là moom ça va xam nga dañ doon def 2 séances bu ñu xëyee dañuy def musculation ngoon ñu dem beneen def boxe waaye wala ñu def leneen rek quoi lu ñu gars yi doon def loo foofu. nga def fa ñaata temps ñaata mois wala jour. 1 mois 15 jours laa fa def après mu ñëw defaat fii sama dernière yu des quoi. léegi nga ñëpp see Sénégal écurie ba jàmbaar entraînement yi foofu nu mu doon demee. waaw foofu dama doon ñëw da def physique def contact. def boxe quoi soir bi. mais nekkul lépp ngay defandoo à la une quoi. comme matin bi damay dem olympique salle sama coach Lamine. xam nga jàpp si yaa ma gën a xam daal ñu wàcc suñu bopp bu baax a baax. léegi contact yeeg yooyu noonu ñan ñoo si doon jàpp yan champion. gars yi mooy famille bi rek. waaw famille bi. 100% parcelle bi. waaw loolu non tuddul 100% famille la tudd. famille la tudd. kon yeneen gars ñoo nekk ci ay 100% ak 200%. non ñun dépassé nañ loolu. fu mu toll nii maintenant c'est la famille quoi. léegi waajal nga combat bi def say lépp xam naa dimle comme ni ko gars yi di waxee le sorcier dugal la ci ruq yi ñëw jouru combat bi nga yeewoo Franc. waaw ma yeewoo ça va comme ni ma doon kiiwee rek bul combat bul dara noonu lañ doon def rek. xam nga xëy ma yeewoo dem géej def déplacement ñëw coop récupérer ba ay 10h 11h yooyu noonu jug nekk ci affaire yi préparation yi. xam nga
waaye mbokk yi ñëw am di jàmm yi ñëpp. ñëw ñi ñëw ñaax la xam nga yéene la. ànd ak yow dem stade. waaye bi ngay génn mbooloo bi nga fekk sa buntu kër koñ ba parcelle. loolu nan la def. waaw aussi di profité ci occasion bi di jégul samay dëkkandoo. xam nga benn man mi di xale boo xam ne xale bu ndaw jëruñu ma fa dara. di leen déranger noonu di leen teg fitna di leen teg coono métti na. moo tax maa leen di jégalu baax a baax waaye. ngay jégalu say dëkkandoo léegi Franc dugg si na ci biir stade bi tuus nga ba pare def nga lépp mbër yu ndaw yi wala combat yu njëkk yi bëri nañ ko grand combat moo des. Franc mel ni kuy say ci biir géew gi Franc di yëngal boobu confiance bu ëpp la wala Franc sëriñ yi dañ ko wax lu leer demal nga daan ñëw tegtal jël bi moom yaa ko moom. boobu dañoo liggéey rek dañoo xam lu ne ci ñun rek. waaye aussi tam ñun xam lu ne ci ñun ak lu ñu capable. waaw lii moom tey foog ñu wane ko parce que ñëw gis aussi tamit say am di jàmm ñi la bëgg xam nga ñu lay werante bi combat bi yàgg durant bi fi nga jaar préparation bi lépp. yëpp nga koy xalaat ci échauffement bi caawan. tey fii moom lii moo la war boo duggee ci géew bi léegi lii. comprendre nga. nga tourné sigi léeg-léeg nga xool gars yi. xool ñëpp. werante bi yaa ma gën a xam daal xam nga làmb rek lu ci nekk. loolu wala poussé loolu ngay yëngal. waaw mais c'est normal te ñoom bu ñëwee tey yow yaa leen war a mën a wan lu tax ñoom ñu ñëw. xam nga doon ñoom ñëw ba toog foofu di la supporter. yaa leen koy won ñu ñëw foofu. ba ñuy foofu yàlla suturaal ñu may ñu ndam. waaw. ngeen ñëw yàlla suturaal leen may leen ndam mais dañu ñëw si combat bi. balaa nga amagum ndam. gaa yëpp gënu nañ. Serigne Seck coach yeeg mbokk yeeg ñëpp gënu nañ géew yi yaa soq yéen a des ak arbitre. arbitre sifflé na. waaw arbitre sifflé na. ñu def balancement de bras xam nga déplacé wu dem ci wet gi. soq dóor Franc remise. soq dóoraat Franc remise après soq ba ma soxla wax di jugaat troisième fois bi soq daw jël ma song ba ma arrière rasu. ma fàq ko mu rëpp léegi muy jugaat. bu muy jugaat ma profité bëgg a jàll ci wet bi mu kii ma taxawaat jël sama loxo gauche bi jàpp ko ci beneen côté bi. pare di laa dugal sama bopp bi daal di ko wàcc sama zone bi wàcc. ma koy tegal siège léegi moom bëggoon ma waaw dafa ma bëggoon tourner quoi dafa ma bëggoon maanaam genre sukar bi yooyu noonu. genre lonkal yu Alaaji Mbay yi defoon nii quoi comprendre nga muy def noonu fekk sama zone bi dem na suuf. waaw daa koy tegal siège mu daanu quoi. mais yow bi nga nekkee ci wetu Franc bi ñu xam ne Franc moom tamit mbëru wet la daane na ko ñu bëri ay nooju ay mboot affaire yooyu noonu est-ce que jàpp benn instant yaa ngi def risque. non bëre la rek bëre comme action léeg-léeg action mun na commencer tëstan. ñëw jeexee ci zone wala mu commencé ci zone. ñëw jeexee fii ci épaule. bëre la rek. ngay bëre ba sukk. waaw nit day bëre ba loolu ñi xam li may wax bëre dëgg xam nañ li may wax. maanaam action bu commencé soit. action mun na jeexee hanche. mun na jeexee épaule. mun na jeexee bopp. mun na jeexee fes. waaw action la bëre la rek. léegi nga daan ko bi nga daanee bëri nga soq ba pare bi nga xoolee sa bopp wala bi nga nattee sa bopp natt soq da nga koo ëpp doole wala technique nga ko daane. non parce que loolu foofu bëre moo fa feeñ. comprendre nga mais maa ngi seetaan Bécaye Mbaye sax xaw ma suma jumul Modou ma. mu ne ñu ngi bëre suuf bëre bu xajam quoi. comprendre nga foofu bëre la. soq l'essentiel champion la demoon na préparer ñëw. ak ay mbokkam man ma dem préparer ñëw ak samay mbokk. di ko encourager di ko wax tamit sport la bëre la ñaari ndaw la ñu xam moom dese na lu bari. man aussi la même chose dese naa lu bari. waaye. léegi bi nga daanee sox dem si plateau bi ñetti ngemb. waaw da nga pare woon pour bëree ak waa Pikine. waaw parce que loolu la ñuy mën a def. te pour làmb neex. ñoom aussi tamit nañu delloo seen xel yi. xam ne ñoom am na ñu leen fekkoon ñu leen mag. te ñoom dañoo taxaw xam nga. kii ak ñoom ba ñëw ñu bëre ak ñoom mais ñun dañoo war a bëre ak ñun dañ see toll ñun ak ñoom dañoo toll pour ñu bëre. ñoom ñu ngi posé barigo ak lu teg ñun la même chose. dañoo war a bëre mu neex. te dama leen indiloon ñett 3 ngemb. pour kan ak ñoom ñetti barigo yëpp. kan ak kan waxal non ñetti barigo yi xam nga ñetti barigo yi. Boy Niang Ama Eumeu Sène. exact mu ngi noonu. mais ñooñu est-ce que diisuñ ci Franc. li tax yow mii diis si man yow da may seetaan yow. waaw damay bëri mbër yoo xam ne ñoo gën a diis ñooñu. ñoo leen sut ñoo leen ëpp te ñoo leen gën a diis. te da nga siy génn. waaw oui. mais Franc à part mbëru Pikine yooyu Franc kan la gis ne war na mun a bëree ak moom keneen. non te Franc nag yaakaar naa du fi nekk di bëree ak waa Pikine rek waa Pikine buñ bañee nag Franc fu mu jëm. mais man sama siège fa laa ko teg de actuellement lépp loo ci mënti dégg. fa laa teg sama siège. waaw waaw. ku buntu Pikine teg sa siège. waaw.
ku génn nga bëree ak moom. waaw instant bi kay ñooñu rek ñetti barigo yi rek laa fa mën a bëral. dañu waxtaan seen biir nag. mais fekkee ñoom jëluñu ma sax anyway amul problème mais Lac de Guiers 2 mii di jaar taxaw fi di bëgg a xaar ay gars yi nanguñu ko jël. mais ñëw ñu bëre. non mais yow Franc dëgër nga fit Lac kañ la gëj a daanu ci suuf kan nag nii yàgg na de Franc Lac nga xam ne kenn daanu ko boobu ba léegi nga ne yow yaa koy jël nii engagé loolu. nañ ma ko jox nga xool. loo ñemee si Lac. Lac non bëre moom dafa may neex quoi. parce que jàmbaar la. bëre moom dafa may neex. te grand bu cool la xam nga vraiment. waaw lépp loo ci mënti wax rek da ngay xam ne kii champion la aussi tamit. te champion. pour nga du nekk champion foog nga daan champion. comme boog na ñëw ñu bëre Lac de Guiers 2. waaw ñëwul ñu bëre. Franc kon noonu la demee mais mënuñ wax aussi te waxuñ ci jàlloore bi ngeen def yaak Sokh stade bi arène nationale ngeen duy ko ba mu fees del foo sànni mbatti mu takk parce que loolu aussi dafa am solo ñu siy revenir parce que des fois gars yi dañu yaakaar ne boo tegul VIP rek munoo am ñenn mbooloo yi mais yaak Sokh da ngeen bëtt ñu bëri ba si man bi ma gisee nit ñi damaa tiit. ok waaw dañoo jël combat bi. mooy li ma la rek ñu wax. moom mu wax man ma wax. ñu doon ñaari xale doon ay jàmbaar. comprendre nga. waa dëkkam jug sama waa dëkk jug. yow noo mobiliser biir parcelle. non parcelle làmb ji ñoom ñoo ma ko gënoon bëgg sax man dama romb dem entraînement nit téema pendant 5 minutes. ne ma lii suñu combat la bu ko yàq. teg sa bakkan bi. di ma pousser vers la victoire di ma encourager. ma ne yéen doolu ma gën a gore. man aw ma dara lu dul parcelle. waaw te ñoom ñoo ma ko gënoon bëgg foofu. rawatina sama njaaf yu nekk grand waa Opine Dio. sama mbokk njaago yi ne woon foofu yëpp. Pikine ak Guédiawaye ñëpp ñu si jàpp dafa bari quoi. bàyyi li ngay wax nag dëkk Sokh nga naan sa. non ay say supporters foofu. am naa samay supporters Sokh même parcelle sax am na ñu ko fara loolu dara sport la rek. sport nit foo sentir rek. foofu noonu nga koy defee kenn mënu ci dara. waaw léegi loolu weesu na nga daan dimanche ba dellu si nga bëri si mbapat gars yi doon wax ne Franc dafa waroon toog. xam nga consommer victoire am noosam soog a bëre si affaire yu demee noonu mais bi nga bëree aussi balaa ngaa ñëw mbapat ba sax commentaire yi ñu bëri ku si mel ni suñu papa Bécaye Mbaye nga xam ne royukaay la référence la idole la si ñëpp kuy téye micro tey souligner lu am solo ne làmb ji day mujj ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def lutte simple muy ay Franc ay Serigne Ndiaye ay Reug ay Ibou Ndiaye ëbbali ay ordinateur lim fa ay champion loolu nan la def. waaw loolu suñu père ñu ngi koy nuyu aussi tamit moom ancien la ci affaire yi te moom nu ma ko mën a waxee sax moom technicien la romb na technicien sax quoi di ko ñaan yàlla defal ko wér ak wérle parce que ñu bëri bu ñu bëggee làmb Bécaye tamit ci la bokk waaw loolu xam ne dañ koy wax comprendre nga mais tamit moom gis-gisam la wax làmb ku ne ak looy sa gis-gis nooy waxee tey ñëpp mën nañ leen yaakaar ne ñii ñooy teewe làmb te loolu du mën a mujjee demee noonu suñu borom rek moo ci antu mu dem yoonam. mais dafa fekk yéen a yónnee ay preuve. waaw dëgg la mais moom laa lay wax xam nga nit am na ñu fi nekkoon ñoo doon wax ñii dañuy téye làmb te boobu ñoom ñu ngi wane ay preuve te mujj ñu dem ak comme bokk lépp lu ñu wax rek yàlla na suñu borom antu rek loolu ñuy ñaan quoi yàlla na ko suñu borom nangu xam nga xëy na yéene nañ ñu te gis nañu lu ñuy liggéey def na ñu ngi siy sérieux ñu ngi siy def fulla fayda ak jom xëy na loolu moo tax muy waxee foofu quoi. léegi Franc jël la décision bëri ji dugg biir Iba Mar Diop Franc bi nga dugg si gars yi def ovation peut-être amateurs yi dañ laa namoon peut-être dañ la doon féliciter ci ndam li nga am ci Sokh gars yëpp jóg taxaw di la tàccu di yuuxu loolu nan la def. waaw loolu moom ñun yàgg nañ ko gis ci lutte simple. lutte sans frappe da ngay dugg si amateur yëpp xam ne. kii ñëw bëgg lu muy def ak ñi la faral ñëpp jóg. di la encourager xam nga di la tàccu. loolu ñun yàgg nañ ko gis xam nga loolu newul lu bees ñun. mais fait que lu may wax rek sport la quoi. bëre la rek quoi. waaw parce que ñoom boo ñëwee yëngal xam nga dañuy kontaan. dañ ci am satisfaction. dañuy am mbégte daal. mais ñiy wax ne Franc waroon naa bëre Franc warul bëre dafa teel waroon naa xaar loolu loo siy tontu. non affaire yi moom li làmb la sport la rek man bëre mooy suma métier. comprendre nga. su ma toogee tey dëgg la nag quoi képp koo xam ne muy wax loolu rek xëy na daf maa yéene. man foofu laay jàppee. mais su ma toogee bëreewu ma tey tamit aussi
man maay sonn rek. da ngay kaaya. waaw muy noonu. maa am xaalis. maay dundal sama bopp maa xam ma ak yaa ma gën a xam daal. te 5 millions du ay caaxaan tamit. waaw muy noonu suñu liggéey la quoi xam nga xëy na tamit. nii la waroon demee. yaa ma gën a xam. léegi nga yëg si Iba Mar di bëre nga 4 xaw ma 5 combats. final yaa ak Serigne Ndiaye avant final bi ñoom Doudou Sané nga fa woon ñoom Mamadi Ndiaye yeneen champion mais Franc di yëngal di xattaraayu Serigne Ndiaye fekk nga ko sax ci cumukaayam jéem koo provoqué affaire yooyu noonu. non kii la rek bëre la rek sport la xam na ñu fa ñëwoon yëpp kenn ku si woon tey. ku fa ñëwoon day ne mooy jël drapeau bi. comprendre nga. par yàlla yóbbu ma ba final. ma ci sant yàlla baax a baax. waaw ngeen bëre final bi Serigne Ndiaye moo la daan mais ñëwal ci final bi arbitre sifflé ta. waaw arbitre sifflé ñu bëri nañu Serigne Ndiaye attaqué moom moo def lépp moo ma daan keroog mooy champion bi moom la ko yàlla def. maa ngi koy ñaan yàlla na ko ndam bi jik maa ngi koy encouragé. tamit baax a baax loolu la sport la après. moom mu dem ko encouragé mais dinañ ñëw si combat waaw may ma rek après moom mu dem xooy leneen. man ma xooy leneen mais Serigne Ndiaye nekkuñu ay noon nekkuñu ay ennemi. comprendre nga benn jour du ñu ay adversaire sax. benn jour bu la woon noonu rek. am na ndam maa ngi koy encouragé di ko félicité. sport la mooy. Franc combat bi dañ ciy wax nag. mais wax li ma bëgg ma wax ci li ma ci wax kay wax naa ko ci. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko jik keroog moo mën moo ma daan. léegi Franc ci lutte simple bi ren terrain gaal gi nga tijjee bi nga ñëwee da ngaa tardé gars yi bàyyi la nga ñibbi nga jógee terrain gaal gi ñëw nga fi nga xamante ne moom mooy Iba Mar jël ko jóge Iba Mar ñëw Diofior jël ko jóge Diofior dem Ñaaxar jël ko dellusiwaat Iba Mar ñu daan la final mun nañ xaaraat Franc parce que da nga bokk si ñi nga xamante ne gars yi amateurs yi dañ lay namm ci lutte simple saison bi tëjagul ay 3 millions am na fi ay lamb yu bëri am na fi surtout après tabaski bi. waaw mun nañ xaaraat Franc ñëw surtout moom ak Serigne Ndiaye mu leeral affaire yi balaa saison bi tëj. non man Serigne Ndiaye du sama adversaire bul wax ay bu si insisté loolu du sama du kii dañoo war dafa tombé. ñoo doon daje. ñu daje. comprendre nga. mais man bëre mooy sport mooy man sportif laa d'abord avant tout ba avant ay mbër di xew ak wala. man sportif laa. sport mooy moom laa choisir. ne lii mooy sama métier lii ci loolu laay fay. comprendre nga ci loolu laay focus. ba keroog yaa ma gën a xam. mais nag. bëri la rek man damay liggéey. man yooyu nekk yi gars yi ne ni man nekkuma ci man damay liggéey. waaw. kon mi ngi noonu gars yi ñëw nañ ci li bees si làmb Franc dañu arrêté vidéo bi fii def beneen vidéo boo xam ne dañuy commencé nag làmb bi Franc fi muy jàngee bëre Franc li ko dugal ci bëre li ko poussé taxa doon mbër ba fi ñu yegg si fii nii na ngeen xaar vidéo bu mbokk amateurs yi mbokk internet yi acca tout droit. droit la bi na fi ne de bi tàng na wax na ba sumi dàll wi